Le monde retient son souffle. Après les frappes d'Israël et des États-Unis contre des infrastructures iraniennes, l'Iran a riposté. Et cette fois, une cible hautement symbolique a été visée, l'aéroport international de Tel Aviv. Une attaque qui pourrait marquer une nouvelle phase dans ce conflit explosif. mbéjum kanam boroom a koy fajal boppam. Amérique ak Israël xëy nañ sànni ay ndella ki bomb yu mën a yàq ca Iran gontu fayu gu am doole xoor fa gën a métti mu fay dóor. mu ciblé nag aéroport international Tel Aviv nekk foofu sa Israël. ku ne xam na aéroport lan lay représenté ci réew. yàlla na jëm kanam yàlla xeeb dolli. العالم يحبس أنفاسه بعد الضربات التي شنتها إسرائيل والولايات المتحدة على منشآت إيرانية. جاء الرد الإيراني، وهذه المرة كانت الهدف رمزيا خطيرا: مطار تل أبيب الدولي. هجوم قد يكون بداية مرحلة جديدة من هذا الصراع. Dans la nuit, l'Iran a lancé plusieurs missiles vers Israël. Certaines de ces frappes visaient la zone de l'aéroport Ben Gourion près de Tel Aviv. Les sirènes d'alerte ont retenti dans tout le centre d'Israël. Des millions de personnes ont été contraintes de se réfugier dans les abris. Iran sànni na ay missile sol yu dul jeex duñu xaaj. xool fa gën a metti mu dóor fa. foo wër ci Israël yaa ngi dégg yi sone di yëgle ne musibaa ngi ñëw. kenn mënta dégg ndax yooya. nit ñi mat ay millions di génn seen kër yi di làqatu ci bunker yi nga xam ne boo fa duggee amaana nga mucc ci bomb yi. في الليل أطلقت إيران عدة صواريخ نحو إسرائيل، وبعض هذه الصواريخ استهدف منطقة مطار بن غوريون قرب تل أبيب. ودوت صافرات الإنذار في مختلف مناطق وسط إسرائيل، واضطر ملايين الناس إلى اللجوء إلى الملاجئ. Après ces frappes, l'aéroport Ben Gourion a été perturbé. Plusieurs vols ont été suspendus. Certaines compagnies aériennes ont annulé leur liaison vers l'Israël. Les autorités israéliennes ont également renforcé la sécurité autour de l'aéroport. gannaaw attaque bu Iran bi, congu mi am doole lool. aéroport bi jaxasoo lëbëjoo dem beeg dikk bi ci jaww ji sooxe. avion yu bari yu waroon a naaw di ay roppalaan mujj ñu dem. avion yu bari yu jubali woon Israël dana mujjee fomm. بعد هذه الضربات تعطلت الحركة في مطار بن غوريون، وتم تعليق عدة رحلات جوية، كما ألغت بعض شركات الطيران رحلاتها إلى إسرائيل، وعززت السلطات الإجراءات الأمنية حول المطار. En visant un aéroport international, l'Iran envoie un message clair: si ces infrastructures sont attaquées, les infrastructures stratégiques d'Israël peuvent aussi être touchées. Mais cette escalade inquiète le monde entier. Iran dafay jox Israël benn leçon di ko wan ne ko boo laalee fa gën a métti ci man naa laal fa gën a métti ci yow.
waaye mbir la moo xam ne du yem kese ci ñoom ndax ay du am ci bopp boroom. waaye xeex amul yaa ngi may gaañ, pétrole baa ngay fay di yokk jëm fu kenn xamul. min xilaali istihdaafi mataari duwalin turidu iran irsaala risalatin waadixa ida taaradat binyatuha altaxtiya lilhujumi fa inna manashaat الاستراتيجية في إسرائيل قد تصبح أيضا هدفا، ولكن هذا التصعيد يثير قلق العام كله كله. Une chose est sûre, le conflit entre l'Iran et Israël entre dans une phase beaucoup plus dangereuse. La question maintenant est simple: jusqu'où ira cette escalade? mbir mi ëlëm na xelu ñu bari ci àdduna, waaye laaj bi lenn kese la: ba fan lañu jëm ak bile guerre? shay'un waadix muakkad, shay'un waadixun waaxidun muakkadun as-siraacu bayna Iran wa Israel yadxulu marxalatan aksar xutuura. والسؤال الكبير الآن هو إلى أين سيصل هذا التصاعد؟ wax leen ñi seen xalaat ci commentaire yi yéen ñi suivre RVD Curieux.